mais dama bëggoon ci commencement bi remercier sénégalais yi nekk fii comme yi nekk bitim réew ci taxaw bi nga xam ni taxaw nañ ko après élection yi bi nga xamee ni ñu ma doon teg personnellement yenn yi ndax engagement yi nga xam ni dama ko jëloon ak li ma nekkoon xam naa opposition contre pouvoir bi sénégalais yi taxaw nañu wane seen bopp taxaw bu baax a baax si jàpp boobu bi ñu jàpp bi ñu ma jàppee boole si bind yu kenn xamul teg ko si sama der uniquement pour peut-être discréditer ma si opinion bi walla peut-être pour que ñu xoqatal ma bàyyi li may def daal di dellu gannaaw waaye mobilisation boobu amoon bi nga xamee ni sénégalais yi def nañ ko maanaam fipp bi ñu fipp pour xeex injustice dafa di loo xam ni sénégalais de mën nañ ko waxal lu nekk waaye loolu moom luñ ko xamal la parce que nanguwul di seetaan pouvoir ñëw di noot citoyen bo si note boo xam ni teguñu ko fenn te xam ngeen bu baax li waraloon jàpp boobu ñu ma fi jàppoon juste après élection yi mooy bi ma defaree benn poste ndax poste boobu maa ngi ko defaroon le 25 février bi nga xamee ni gis nañu premier ministre bi génn joxe résultat wam ma basé wu aussi si ñun ay informations yi nga xam ni moom la ñu amee woon pour adresser wu donc aux Sénégalais. pour wan ni sénégalais yi nañu jóg taxaw pour bañ ñu foqati du fekkente ni li ñu wax dëgg la ñu bañ foqati donc élection yi si ñi nga xam ne ñi ñoo koy yelloo loolu laa def ñu woo ma ni ma yow da nga woo sénégalais yi pour que ñu jël arme contre la république donc li ñu wax révolte armée te loolu masul nekk loo xam ni mas naa ko d'ailleurs bi ngeen liiree benn article Babacar Justin Ndiaye laaj na leen ni leen waaw colonel Kébé su fekkee ne dafay laajte opposition armée ana régiment bi nga xam ne moo nekk si gannaaw parce que quand même pour nga wootee révolte armée il faut que mu am ñu armée ñu nekk sa gannaaw te man bi may wax vraiment waxuma dara si affaire militaire yi population yi militants yi sénégalais yi laa doon waxal loolu bi ñu ko defee nag ministre bi si boppam gaawantu génn benn note pour rek wan peuple bi pour wax leen ni leen colonel bi li muy def tegu ko fenn ndaxte warul def politique walla warul engagé wu si ay action yoo xam ni action publique la ndaxte statut wu ancien militaire am mayu ko mu def ko waaye nag loolu dafa sukkandiku si ay loi yoo xam ni génnewul lépp pour que mu leer du ma ko mënee tënk rek mooy ministre bi dafa def loolu xam ni li muy wax tegu ko fenn moo tax lettre bu laconique la envoyé journaliste yi defe naa journaliste sax comprendre ñu dara ci lettre boobu alors que fii benn loi rek moo fi am boo xam ni mooy restreindre liberté militaires yi nga xam ne ñoo ngi nekk en activité loi bi mu évoqué muy loi bi ñu wax 2008 boobu deful lu dul yokk âge bi nga xam ni moom la ñuy wax militaires yi nañu respecter le devoir de réserve entre 20 ba 65 ans waaye li ñu wax assujettissement ñu ni yow doo génnee comme man dama war toog ba am 5 ans ba am 65 ans di soog a yëngatu ci politique walla ci ay mouvement citoyen or loolu déjà teguñu ko fenn parce que mënuñu ma génneel benn kayit ni ma voilà le papier qui vous assujettit ensuite même assujettissement du waree am dafa war am forcément benn acte donc acte boobu amul ça veut dire que ñoom soit xamuñu lu ñu def walla xamuñu yoon wi ñu war jaar mais en tout cas li leer ba leer mooy politique bi moom mënuñu ma ko interdire dama nekk sama droit ndax citoyen ordinaire la maintenant nekkatuma militaire
dama war nekk di servir sama dëkk comme ni ma ko servir woon ci armée mën naa ko servir autrement comme tey jii waa li ñu bokk ni ñu mobiliser woo di xeex pour que suñu alalu dëkk bi ñu mën a ko téye nu rafet et puis scandale bi nga xam ne am na fi tey ñu mën leeral askan wi ba ñu xam exactement nan la demee su fekkente ni ñu xam ni moom la ñuy indexé ils sont coupables ñu àtte leen teg leen ci yoon comme ni ñu koy defee ñeneen ñi pour wane ne dëkku Sénégal bi dëkku justice la waaye du dëkku ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. léegi nag sama engagement citoyen bi parce que temps yi ñu ngi may gis may yëngatu di supporter di appuyer di accompagner le mouvement aar li ñu bokk te loolu xam naa neexul ñu fi nekk en ce moment loolu tax démb ñu indil ma benn convocation bi bi ñu ma ko joxee dañ ni ma dama war présenter wu à la section de recherche maanaam section bi nekk Colobane boo xam ne gendarme yi ñoo fa nekk pour ay enquête wala ñu wax ma li ñu may reprocher donc man citoyen la te en tant que bon citoyen nag respecté naa suñu justice su dëkk donc naa dem ci convocation boobu ci place bi ñu ma wax ci ak ci heure bi ñu ma wax waaye nag dama bëgg lenn leer ci kanamu nit ñi mooy ma bañati fa dem ñu may waxati wéy dañ la teg loxo ndaxte respecté woo li ñu wax devoir de réserve doo xoolee li ñu wax devoir de réserve boobu maanaam da nga war a téye sa bopp bañ a wax lépp lu la neex loolu dañ ko defoon pour que ñi nga xam ne ñu ngi ci administration bi comme man bi ma nekkee en activité nga bañ def loo xam ni dana tax administration bi dañ naan kii neutrul walla dafa weng walla jubalul dafa am fu mu far walla leen loolu tax ñu bëgg yow soo nekkee ci administration bi am na droit de réserve donc waru nekk di contrer directement par exemple le chef de l'État walla l'acte du gouvernement les actions du gouvernement loolu la ñuy wax par le droit de réserve léegi nag droit de réserve boobu yow su fekkente ni génn nga nekkatoo armée nekkatoo fonctionnaire nekkatoo ci administration bi xëy loolu amatoo dara loo xam ni daa ko mën yàqal administration bi dañ lay bàyyi nga nekk citoyen ordinaire parce que li ñu war xam mooy militaires yi dañu passé seen dund yëpp ci du ma wax ñu noot leen waaye mooy ci benn discipline boo xam ni lu bare dañ ko nangu topp ci civil bi nga xam ni moom la ñu élire pour mu diriger réew mi kooku moom Sénégalais yi te lu ñuy rafetlu la ñun ñii man bi ma nekkee ci armée dama ko doon rafetlu te kooku bëgguma ñu perte ko benn yoon ndax loolu moo tax ñëpp naw suñu dëkk bi militaire dafay rester ci campam protéger dëkkam bàyyi civil yi nga xam ni ñoom la ñuy élire ñu gouverner seen dëkk mu protéger leen parce que ñooñu mën a def li ñu war def léegi nag waxtu woo génnee mënoo nga génn ñu kon nañ la ok bankal sa loxo toogal sa roq bul bokk ci dara continuer nga toog ça veut dire que dañu bëgg continuer di la noot pendant 40 ans nga nekk ci armée bi nga accepter parce que militaire nga accepter nga signer nga def loyalement sa service nga génn ñun la waaw yow bokkoo ci dara toogal rek baax na loolu nag du lu normal d'abord c'est pas juste te kooku dañ ko war xoolaat moo tax may invité ñi nga xam ni juristes yi lañu ak ñi yëngatu ci affaire droit de l'homme yi pour que ñu leeral mbir moomu ci loi bi ñu incriminé parce que militaires yi soo xasee ba génn en tout cas xëy na officier général mën nañ leen wax ñoom mën nañu nekk loolu à vie mais officier supérieur officier subalterne ak les autres catégories waxtu wi ñu génnee nañ leen bàyyi tranquille parce que dañu nekk citoyen ordinaire te dañu bëgg aussi def comme ñëpp dootuñu nangooti kenn ku leen continuer di leen note loolu la amoon di wax ci loolu pour dire que nag
man li ñu may convocation yu bari yi ñuy joxe moom la ñu wax xoqatal wala intimidation xëy na am na ñoo xam ne suñu leen ko defee daañu tiit wala ragal ndax yu mel nii soo ko defee ñu bàyyi dañuy daw si naan la waaye bàyyi lii toogal jàpp sa njàmbur parce que loolu amul. Man je crois que nit dafay am courage soo waree def dara da nga koy def loo si góobee nga garka xam ni yaa ngi nekk si yoonu jub te da nga nekk pour xeexal askan wi. doo xoolee at ñu bokk ñëpp si nekk ñëpp si nekk parti yëpp nga si fekk daal si gis ñoo xam ni bokkuñu si benn parti politique te même parti politique yi ku si ñëw aussi da ngay ñëw en tant que citoyen ordinaire nga ñëw nga bàyyi sax direction bi ñoom ñi nga xam ne ñoo si nekk ñu diriger direction bi yow nga nekk seen gannaaw di leen xelal di ànd ak ñoom di leen dooleel. donc loolu laa amoon di leen wax pour wax wane ni nag amul dara loo xam ni dana ma delluloo gannaaw si sama engagement bi amul dara loo xam ne dana tax ma bañ waxal askan wi wala xeexal askan wi nekk si seen wet askan wi nga xam ni dañ leen fàtte dañ leen bàyyi gannaaw askan bi nga xam ni ñu ngi souffrir souffrance bu metti te amuñu fenn fu ñu ko jooyee askan bi nga xam ni ñu ngi ragal si ay ragal rek la ñu nekk ragal pour seen santé ragal pour seen éducation ragal pour seen dund ragal pour seen avenir doom yi xale yi ragal pour liggéey yi ñu war am. donc loolu mooy problème peuple sénégalais loolu tax ñu taxaw pour que dëkk bi yooyu yëpp leer pour xaalis bi nga xam ni dañ koy jël di ko ger di ko jaar fu mu warul jaar ñu dugale ko fi ñu ko war a dugal jàngale bi pour que ñu am xale yoo xam ni daañu jàng bu baax a baax lépp lu ñu war am dañ ko am ñu dugal ko foo xam ni li ñu wax les sans-abri ñu arrêté ko parce que sans-abri yi scandale la da ngay gis li ñu wax devant l'éducation ñi nga xam ne ci village yi ak ñi nekk ci ville yi yamuñu droit parce que da ngay gis ñi nekk ci ville yi nekkuñu dans de bonnes conditions pour jàng donc devoir la pour que état bi def lépp pour que loolu jóge fi donc alal bi nga xam ne dañ koy détourné waxtu nekk mën na dugg foofu du ngeen gisee wér-gu-yaram bi Sénégal catastrophe la nit ñi sonn nañu ragal nañu sax dem hôpital wala faju ji parce que soo demee xaalis bi ñu lay laaj déjà doo ko mën mais soo ñëwee rek ci hôpitaux yi doo ñëwee fii ñu nekk Ndar nga dem hôpital yi gis ni mu mel da nga yéemu ci yàlla yërëm ñi feebar yoo yaa ngi fa fees dell den rey médecins yi amuñu outils yi nga xam ni moom la ñu war a faje askan wi ñëw di leen seet waaye askan wi seen bopp dañu am problème soo ñëwee foofu ba dugg fa sa yaram dafay daw donc lu mel noonu ñi nga xam ne dañu jiite dëkk bi su fekkente ni ay patriotes lañu loolu moo dafa war nekk priorité parce que c'est un crime su fekkente ni yu mel noonu am na ba bëgg ñu ngi xaalis bu bare ñu koy fawee ak di ko pasare donc loolu la amoon si tënk lu may wax di nuyu encore ñëpp di nuyu Sénégal yëpp jërëjëf encore une fois le combat continue.